dal leen ak jàmm ñu jukkil leen lu ñu xëy te ci yëglekaay ñoom ñëpp nag ñoo xëy dëgmali woon ca Mbour stade Caroline Faye boobee nga xamante ni coalition Diomaye présidentielle ñoo fa doon amal lu jëm ci wàllu meeting cap sur 2029 Walf Quotidien noonu la ko xëyee ci xët bu njëkk docteur Serigne Gueye Diop ministre du commerce Diomaye dispose nag nee na jamono ji lu jëm ci wàllum énergie ngir nag poursuivre son projet pour le Sénégal yëglekaay bi di su saa xëy di dëggal lu mel ne loo ci mën di jégg daal mooy fi mu nekk ni cap sur 2029 boobee théorie du deuxième mandat mënu caa jóg premier meeting bu coalition Diomaye président bi ca Mbour nag loolu lay firndeel ndax ginnaaw initiative yooyee nga xamante ni responsable coalition présidentielle yi amal nañ ko ca Mbour jàppal ne nag jamono ji daal li ñu lancé mooy déjà bataille boo xamante ni dafay dëgmal 2029 coordinateur bu coalition Diomaye président bi ministre Serigne Gueye Diop ne loo ci mën di dégg daal fi mu nekk nii mbir yi leer na nañ ne dem jamono ji nag kon daal jàppal ne fi mu nekk nii lépp lu jëm ci wàllum taxawaay gi Bassirou Diomaye Diakhar Faye amul lu ñeent fukki at ak juróom te fi mu nekk nii am na jot ak wér ngir mën a diriger Sénégal ba fii ba 56 ans déet kay waaw te loo ci mën di dégg daañu resté mobilisé wu ci ginnaaw président de la république ngir nag lépp lu jëm ci li nga xam te moom moo soxal taxawaay askan bu Sénégal ngir rek ñu mën leen a gunge ci yëglekaay bi muy xam le nag ne loo ci mën dégg population bu Mbour moom noppi nañ ngir accompagner njiitu réew mi ci mission bu ni mel Abdourahmane Diouf di ko feelu ci yëglekaay bi ne loo ci mën di dégg ak président de la république daal xam nañ ne am nañu jàmm gay ngay gaara waale wala déedéet kay loo ci mën di dégg mooy coalition Diomaye président dina resté nag li nga xam te moom moo di kon ay cabine téléphonique tey nag cabine la yoo xamante ni mobilisé nañ ca Casamance ca Fouta ak sa Ziguinchor ba ci partout daal xamal ne daal nañuy def ab mobilisation ca en 2029 daañu réélire maanaam falaat Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci bopp réew bu Sénégal ngir nag ñu mën a tabax Sénégal goo xamante ni gu ñoŋ la superviseur général bu coalition bi mu turé nag moom jamono ji rafetlu ba dëgg-dëgg li nga xam mooy la ñu wax la politesse ak courtoisie bu président noonu la ko rafetloo waaye defal ndànk lépp rafetu ca ndaje mi yëglekaay bi ko xam ne bokk na ci le quotidien yéenekaay bi may xamal ne loo ci mën dégg mooy fi mu nekk nii daal jamono jojee ab rendez-vous manqué raté la ñu nemmeeku ci meeting coalition Diomaye président bi ndax moom njiitu réew mi dafa adressé wu ak militant yi ci ab visioconférence depuis palais de la république muy prétexte ne dafa am voyage boo xamante daal daf ko war a amal ca Kenya ngir justifier li waral ab absence am foofee ci diwaanu Mbour l'enquête yéenekaay di ma xamal ne meeting sargal Diomaye boobee daal le faux bond du président lañ ca mën a nemmeeku direct news def direct ci boobule meeting ne loo ci mën dégg daal mooy fi mu nekk nii fond bon la ñu def ci stade Caroline Faye bu Mbour Diomaye kay réalisé na li ñuy wax la plus grande IA politique intelligence artificielle politique daal la wane absence am ci boobu lépp ndaje nag am na dëgg-dëgg lu muy firndeel les échos yéene kaay ne Diomaye kay faux bon boobee mu def coalition Diomaye président bëri na coow ndax prétexte ba mu def mooy dëgg ma ngay voyager fële nga xamante daal moom moo di rek kon ci rek Nairobi tax nag ñëwul ci meeting ba jaarale ko ci ab visioconférence waaye partisans yi daal la ñuy réclamer ci moom mooy ab ñaareelu mandat loo ci mën dégg daal mooy fi mu nekk nii daal président daal def na leen faux bon yor naan moo tax loolee nañ ko duppee acte de décès bu Diomaye président déet waaye kay ndax après fiasco bu meeting de Mbour boobee kay loolee lañ ci nemmeeku te nag dëgg-dëgg ñàkk faa teew googee am na lu muy firndeel nañu jàpp ne kon boom acte de décès bu koy wër bu Diomaye président seeti leen ko ci stade Caroline Faye bu Mbour seeti leen ma ci laas yéene kaay ma jàngal leen tamit beneen retour boo xamante ci wàllum politique am na caravane de la libération Dakar à Agnam retour triomphal daal dëgg la ñu defal ki nga xamante moo di Farba Ngom ca diwaanu Fouta local info yéeni kaay di ko dëggal ne loo ci mën di dégg daal mooy daal ndaje moomee ñu ko amal ca Fouta ndaje gënu koo neex dalal gën ko dalal gënu koo neex dal ci vox populi fekkaat fa ba tey kii di Farba Ngom mi am ab retour boo xamante ni ca Fouta kenn nattabli ko fiefam boobee nga xam daal déroulé nañ ko ab tapis rouge forte mobilisation partout fu mu jaar rek ci caravane ba loolee la ñu nemmeeku ci bi lépp ñëwaat ci mbirum Farba Ngom ci likaay bi di point actu bi may xamal ne Farba daal dalal nañ ko ak ful bu immense boo xamante daal ca añam daal kenn du leen wax ci am ndax jamono joojee daal dalal nañ kii di seen leader taxaw goo xamante daal gu mucc ayib la les échos yéeni kaay di ma xamal ne daal moom mi di Farba daal nee na daal baal naa àq ñëpp daal sans exception l'observateur ne loo ci mën dégg daal Farba Ngom nee na daal li nga xamante daal moom laa dund ca kaso ba daal tax na daal fi mu nekk nii daal am na dëgg lu ma jàngal ci àdduna moo tax baal naa ñëpp amul xaaj ak seet maanaam j'ai pardonné à tout le monde sans exception waaye nag nee na daal loo ci mën a dégg am na lu bëri loo xamante ni xew na nag te bés dana ñëw danaa ko wax waxtu waajutagut bis bu wax jotee rek danañ xam ne daañu wax remercier nag sénégalais yëpp yi nga xamante daal ak mboolem kilifa yi diine yi ci nag taxawaay gi nga xamante ni am nañ ko ci moom waaye taxul mu dellu ginnaaw ci ni mu taxawoo ci gannaaw Macky Sall ne tey ji la gën a nekk ci wetam moo tax mi ngi ñaan ñu ñaanal njiitu réew mi président Macky Sall loo ci mën a dégg daal reconnaissance bu ko Fuuta woon daal tax na xolam sedd na ne fidélité boobee gis na ko taxawu nañ ko ci jamono ji nga xamante ni métti woon na lool ci moom waaye loo ci mën a dégg daal langue politique gi moom
metti na fi mu nekk nii kenn ku ci nekk yaa ngi wut sag boor. révélation ne kay di ma xamal congrès constitutif bu taxaw Sénégal bi nga xamante ni daal am na Khalifa Sall ne fi mu nekk nii daal démonstration lañ ca wane te noppi nañ ngir nag jël ay défis fi mu nekk nii daal samp na moom Khalifa lii quotidien fekk fa Khalifa Babacar Sall bi nga xam ne daal fixé na un nouveau cap loo ci mën a dégg mooy fi mu nekk nii daal parti taxaw Sénégal judd na taxaw na nag ci ay fonds yoo xamante ni moo ko moomal boppam ni ñuy wax ay fonds baptismaux la ko daal di sampé te assumé ne dëgg li nga xamante moo di ay alliance am yi nga xamante ni moo amoon ci dans le passé nee na amul dara lu may regretter sama compagnonnage ak ñi nga xamante ñoo jiite réew mi yemono ji ci jamono jooju nga xamante ni coalition Yewwi Askan Wi moo amoon te loolee lépp maa ngi koy assumé waaye nag defal ndànk aujourd'hui ni ki tey ji daañu nag dëgg-dëgg taxaw nag janloo ak ñoom ba mu saf-sap ci kaw raay bi kuñ ci dëgg ne mas lépp luñ ci góob daañu ko gar l'ancien maire bu Dakar nag souligner dëgg urgence yi nga xamante ni daal mooy garantir une indépendance réelle à l'institution judiciaire waaye nag ku wax judiciaire xel dem ci wàllum yoon ak wàllum code électoral solo quotidien fi mu nekk ni kay modification code électoral boobee nag dafay confirmer dëgg-dëgg nag une seconde lecture loo ci mën a dégg daal fi mu nekk ni daal Diomaye hérité na li nga xamante moo di patate bu chaude maanaam patate bu tàng jël ci loxoom su du quotidien ne assemblée nationale kay def nañ ab seconde lecture boo xamante ni jëm ko ci loi électorale bi réforme boobee nag confirmé nañ ko promulgation bu réforme électorale boobee nag jamono ji moo ci des docteur Moustapha Fall di brandi li nga xamante moo di aspect d'une crise institutionnelle ci nag boo xamante ni njiitu réew mi lànk ne du ko promulguer crise mën naa am at pour naa def tribune yéene kaay ne loo ci mën a dégg daal mooy Pastef adopté na code électoral ci nag dans le faux déet waaye engay du samay kàddu ci modification article L29 L30 bu code électoral boobee nag xamal nañu am na ab défaillance boo xamante ni daal dafay ubbil xàll dissolution bu assemblée nationale déet kay waaw loo ci mën a dégg Tafsir Thioye mel ne kuy dëggalu du mel di député non inscrit ne loi boobee kay mën naa tax nag li nga xamante daal ñu bañ ko promulguer ne nag loi boobee sax waruñ ko promulguer ndax nag ab faux la te nag dans 7 mois loo ci mën a dégg mooy président de la république nag fi mu nekk nii daal dina mën a dissoudre assemblée nationale ëpp naa wax en kay peuple yi ni kay joxaat ko kàddu muy wax nag ne le faux ak usage de faux ci modification L29 L30 boobee moom Tafsir Thioye ne c'est un faux texte boo xamante moom la ñu présenté député yi loolu la xam le ne ab faux texte la te président dangereux dëgg lay indi ci réew mi pour l'équilibre institutionnel nag du pays quand l'Assemblée nationale devient un atelier de falsification une république ne fonctionne ni à l'émotion ni aux populations ni au populisme encore moins slogan saisonnier vague déet du samay kàddu Tafsir Thioye may wax ci jamono jooju nga xamante sax ci wàllum falin élection conseil consultatif bu jeunesse bi daal jàpp ne jeunesse bu APR moo raafale lépp waaye tamit lépp it mëne su koo wax l'indépendance syndical loo ci mën dégg daal mooy fi mu nekk nii ca OFNAC tamit ña ngay def ay mise en garde ndekete yoo fi mu nekk nii daal bilan d'état bi mu def OFNAC mi ngi ci ab nouvelle dynamique waaye jàppal ne ci ñi nga xam ne ñoo waroon a daal def seen déclaration nee na 107 plainte ak dénonciation yi nga xam ne am nañ ko ci juróom-benn weer nañ ko 147 réquisitions ci banques yi fësal nañ ko waaye jol ci 27 enquêtes officiellement ouvertes ak 2 rapports finaux transmis aux autorités judiciaires OFNAC nag ambitionné sortir définitivement de la zone rouge franchir li nga xam ne mooy la barre des 50 points ci wàllum indice de perception de corruption mu mel ne kon réew mi ko di jënd xamal ne jàppal ne OFNAC daal ci réew mi am na ci loo xamante ni ak lutte contre la corruption 107 plaintes en 6 mois 147 réquisitions 189 personnes yoo xamante ni auditionné nañ leen waaye nag am na ci ñoo xamante ba tey ji ay ministre lañ jamono ji 8 ci ministère ak institution ñoom ba tey daal joxewuñ ay seen liste ci wàllum nomination jàppal nañ sur 1594 assujettis maanaam seul 558 déclarations moom la ñu déposé bi ni ki jamonoy tey ji loo ci mën dégg daal ay sanctions contre ay ministre daal fi mu nekk nii daal yoo xam ne déclaré wuñ fi mu nekk nii mi ngi leen di yoot waaye li yoot réew bu Sénégal buñ ci gaawul jug musiba naaru laay lay juut mooy li jëm ci wàllum nag wàllum këyit yu bon yi nga xamante ni daal lëmb na réew bu Sénégal vaste fraude à l'état civil débusqué par la DNLT bu Ziguinchor déet kay waaw moo tax yëglekaay bi Libération xóot ci wàllum secret yi am ci wàllum mafia bi daal fës na ci mbërum këyitu juddi ay këyit yoo xamante daal ñu ngi koy wutal ñoo xamante ni judoowuñ ci réew bu Sénégal mu mel ne centre d'état civil bu wàqi naan Nimzat ginnaaw bi ñu fa nemee ko ay fraude ak tamit Guédiawaye Diamniadio Hann Bel-Air Médina Yeumbeul Nord foofee tamit retrouvé nañ fa ko Jean-Luc Mamadou Correa intermédiaire di évoqué ab collaboration ak différents agents municipaux impliqués dans les réseaux frauduleux loo ci mën a dégg daal mooy mbir yaa ngi bëgg a doy waar mbirum li nga xam ne moo jëm kon ci wàllum kayitu juddu yi buñ ci jugul musiba na naam ndax nit ñaa ngi ci mbu booboo réew bu Sénégal fekk juddoowuñ ci réew bu Sénégal jug leen ci gaaw réew mi daa jaxasoo de
te mbirum terrorisme mi daa bëri ci àdduna bi te yan ci yàlla musal waaye daal jug jot na jug ca ba ñu ami tànk daw dañ naan daw ca ba ñu ami tànk ay ca ñu ñaanal ñëpp jàmm tey ñaanal sénégalais yi des ca Maroc fukk ak juróomi supporters yi ñu ñibbisi ci réew bu Sénégal man de lii laa wax ba lii ngeen dégg ñu yend ak jàmm